asalaamaaleykum seen xarit seen mbokk Demba Ndiaye depuis l'Italie moo ñëwaat tey samedi bi di waxtaan ak yéen donc ci chronique bi nga xam ne mi ngi koy def chaque samedi. Donc maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci Polyactu TV di ñu déglu di ñu seetaan. maa ngi ziyaare ñëpp di leen bal àq di leen balu àq di leen ñaanal te di sàkku ci ñoom ñaan di sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax. li ma ñëw nag di ko bëgg a wax tey dafa nekk, c'est-à-dire bu may wax sax damay ne c'est cri du cœur, c'est un cri du cœur. li may wax nii mu nekk lu metti ci xol, lu metti ci dégg-dégg, lu metti ci gis. jotoon naa ci wax tuuti sama chronique bële passé ci état nu mu war a jàppale c'est-à-dire les privés, le privé ni état war a def pour jàppale leen, mais teewul loolu tamit boo ci jàppee da nga war a jàppale les sénégalais yi nga xam ne dañu nekk di liggéey, bëgg a tekki, pour ñi nga xam ne dañ leen jël teg leen ci condition yu baax. tey nag fi may dugg di ci wax problème la boo xam ne dafa am Sénégal pratiquement depuis 2020 bi Covid bi ñëwee ba léegi. am na problème yu bari, am na entreprise yu bari yoo xam ne dañuy profité ci Covid bi. li may wax mi ngi jëm ci benn société boo xam ne société bi mi ngi tudd Eramet. donc Eramet dañu am seen benn filiale boo xam ne mi ngi nekk au niveau ci département de Tivaouane, donc ci dëkk bu ñu naan Diogo. filiale bi di Grand Côte Opération. ñoom ci zircon la ñuy liggéey, donc ci zircon la ñuy yëngatu. mu nekk société boo xam ne dafa nekk di exploiter zircon bi, en même temps di exploiter les sénégalais yi fay liggéeyee ak ya fa doon liggéeyee. donc sunu thème bi ci loolu la jëm tey. li ma ciy wax mooy problème bi nga xam ne dafa dal sunu mbokk yi ñi nga xam ne vraiment c'est des pères de famille, donc yor njaboot, ñenn ñi tamit di ay mères de famille yor njaboot, donc doon fa liggéey am ci problème. problème bi mi ngi commencé depuis Covid bi mu amee. boo xoolee depuis Covid bi mu amee, bi Sénégal duggee confinement dafa fekk ñoom société bi jël leen dugal leen def leen ñu confiné wu. bi mu leen defee ñi confiné wu mi ngi leen def ñu confiné wu le 1er avril 2020 la leen yóbbu confinement. te boo gisee loolu yépp mu def ko, société bi dafa am lu mu doon sóor, c'est-à-dire nee na mi ngi doon sóor pour intérêt ña fay liggéeyee, mais pratiquement intérêt société bi la doon sóor. parce que dafa déclaré nu mu tuddati confinement bi avant Sénégal ci boppam di confiné wu, donc ñoom ñu jël leen confiné leen ñu toog foofu di liggéey, di fa lekk, di fa naan, dëkk fa. loolu bi mu amee ñoom fi nga xam ne fa la ñu nekk di fa liggéey, dafa am beneen société bu nekk ci biir boo xam ne moo géré lu jëm ci affaireu lekk bi, restauration beeg ñooy nettoyer ak yooyu yëpp, mi ngi tudd Catering International Service. donc ñoo fa nekkoon di leen jàppale, di leen toggal ñuy lekk ak di naan. donc ci loolu lañ nekkoon di ci liggéey. ci confinement bi boo xoolee tamit confinement bi mu amee, les ouvriers sénégalais yi fa nekk vraiment dañ leen tegoon ci conditions yoo xam ne muy conditions yu bon, c'est-à-dire jël ay bâche defar ko ay tente dugal leen fa ñu fay fanaan, jël néeg boo xam ne benn nit lay doon ñu jël fa ñeenti nit dugal leen fa. donc mu nekkoon situation bu metti. boo gisee ñoom tamit ñu def ko, dañ ko defoon pour seen intérêt, parce que bëgguñu woon sénégalais yi di dem di ñibbi. comme bi confinement bi amee ba nga xam ne pratiquement 19 heures rek kenn waratul génn, donc te xale te ña fa doon liggéey am na ci ñoo xam ne dañ doon guddee wàcc. donc ci loolu la ñu basé wu bañ a ñàkk seen éléments yi, ñu def confinement bi. bi ñu defee confinement bi, gars yi au lieu ñu teg leen ci conditions yu baax, mais dañ leen teg ci conditions yu bon. ay bâche lañ leen defal, ay tente, day taw, ndox mi di dugg foofu di yàq seen yére yi, donc yooyu yëpp. te loolu vraiment boo demee ba ci di société ngay changer yenn yi,
inspection du travail surtout nga nar a confiné wu waroon nañ mën a vérifier yooyu yëpp vraiment teg xool ndax ci conditions yi ñu leen teg ndax conditions yu baax la mais defuñu ko dañu jël rek teg leen li leen arrangé pour ñoom seen société seen liggéey na mën a dem. donc problème bi li ko gën a indi mooy bi ñu demee ñoom ci seen bopp dañu amoon rupture de nourriture c'est-à-dire dañ demoon ba amatuñu lu ñu lekk. ñu toog pratiquement 4 jours yoo xam ne amuñu lu ñu lekk te boo gisee li jur loolu yëpp mooy catering international service bi fa nekk doon liggéey dañu dem ba nga xam ne ñoom tamit seen société profito ci li nga xam ne Macky Sall daf ko defoon daf ko voté woon ne par exemple nit ki mën nga nekk chômage technique ñu fay la 70%. ñoom ñu profito ci loolu am benn partie boo xam ne dañ leen bàyyi seen kër bàyyi leen fa bu 1 mois di toog 1 mois ñu ñëwaat liggéey. donc ñu profité ci loolu ñi nga xam ne dañ leen bàyyi seen kër ñu ne leen léegi nañu toog bàyyi ñi nga xam ne ñoo fa desoon bàyyi ñoon di liggéey mais en même temps bëgg leen di leen fay 70%. ñooñu tamit ne du ñu nangu loolu bi mu amee ñooñu du 15 juin ñu commencé di takk brassard rouge c'est-à-dire pour manifester seen colère manifester li nga xam ne neexul ñu jéem a xool ni ñuy def ba pare seen collègues yi nga xam ne dañ leen bàyyi foofu seeni kër bëgg leen ñooñ tamit bëgg leen licencier profito ci ñooñ tamit ne loolu du ci dal du fi am bi ñu takkee brassard rouge di dem vraiment di wax ak ñëpp mais gars yi délégués yi gars yi nanguwuñu leen dégg bi loolu amee ñu dem ba le 15 juillet ñoom tamit ñu banque seen loxo toggatuñu joxatuñu kenn mu lekk joxatuñu kenn mu naan ci foofu la ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci zircon bi di liggéey ñoom tamit affaire boobu metti leen parce que ne mënoo di liggéey te doo lekk doo naan dëkk foofu te mënoo génn mënoo def dara loolu day metti le 16 juillet 2020 ñu ñëw wax ouvrier yi ne leen boo leen liggéeyee pare boo leen demee ci restaurant bi di ngeen fa fekk lekk ñu dem fekk ñu fa lekk toog affaire bi metti ñu dem ba benn moment ñu indi leen ay sandwich yoo xam ne vraiment sandwich yu nëb la donc baaxul ñoom tamit ñu gis seen bopp loolu bi ma amee ñu dem wax ak délégué yi waxtaan wax ba pare après ci foofu ci la DG bi ñëw waxtaan ak ñoom ne leen léegi nañ leen may 5 jours ñu lijjanti vraiment nu ñuy def pour restauration bi ñooñu ne leen amul problème dinañ leen may 5 jours le temps que ñu xool ngeen lijjanti affaire bi ñuy dem di dem ba nu mu tuddati ba benn moment ñu jox leen lettre de licenciement c'est-à-dire lettre bi dañ ne ku jot lettre rek demal nga toog sa kër ok léegi loolu bi ma amee ñoom bi ñu tànnee 22 personnes jox leen lettre te ñoom dañu profité ci lettre de licenciement yi 22 personnes yi li tax ñu licencié leen nee nañ bi ñu doon xool ci caméra yeeg yooyu ñooñu lañ ci gën a xàmmee donc ñi nga xam ne ñoo ci gën a fës daal ñooñu la ñu licencié muy 22 personnes 22 personnes yooyu ñu licencié woon vraiment ne leen nañ ñëw expliquer leen lan moo tax ñu grève ak yooyu donc léegi déjà loolu rek nit ki am lu la metti wane na waroo ko manifester wu waroo ko wane loolu vraiment jaaduwul yenuwul maanaa donc du loo xam ne war nga ci war a mën a dàkk nit parce que tamit nit ki mënoo ko liggéeyloo mu toog ay fan te du lekk te joxoo ko mënul génn dem wuti lu mu lekk boutique amu fa dara amu fa loolu dafa yenuwul maanaa loolu bi mu amee biñ leen yónnee lettres yi ñoom tamit ñu def benn commission toog dem inspection régionale du travail dem boole société bi ñu demee boole société bi vraiment xool expliquer leen problème bi ma am donc ñu plainte leen foofu après gars yi ñëw ànd ak vraiment seen directeur de ressources humaines ñëw bi ñu ñëwee pratiquement lépp lu ñu leen wax ñu ne leen dëgg la effectivement toog nañ fa lekkuñu ay bâche yoo xam ne moom lañ leen defaloon fa lañ doon tëdd léeg-léeg ndox mi dugg foofu donc ki nga xam ne mooy directeur des ressources humaines confirmer affaire bi donc bi mu ko confirmer léegi ñu ne leen foofu nañu négocier waxtaan vraiment pour affaire bañ a dem tribunal inspection du travail ne leen jëlaat leen ngeen yóbbu leen ñu dem liggéey ñoom vraiment nanguwuñu loolu ñu bañ ne dañuy dem ci yoon ok nañu dem ci yoon léegi bi ñu demee ne léegi dañuy dem ci yoon yàlla def ñuy dem di dem ba nu mu tuddati ñu taxawal ñoom tamit benn comment ça s'appelle encore benn cabinet juridique boo xam ne dafa demoon pour di waxtaan ak gars yi am ñoo xam ne da leen li jéem a corrompre
ne leen dañ leen di jox xaalis proposer leen ay somme mais nag comme loolu tamit somme bi ñu proposé ñii arrangé wu leen te affaire bi dem na tribunal ñu ne amul problème nañ bàyyi mu dem tribunal donc nañ bàyyi mu dem tribunal parce que le 30 novembre ñoom ci lañ déposé seen plainte mu dem tribunal donc ñuy dem bi ñu demee di demee mais problème bi mooy société bi ci boppam dafa doon retardel procès bi c'est-à-dire seen conclusion daawuñu ko indi donc affaire bi retard donc bi mu retardé ñuy dem di dem ba benn moment 7 personnes gars yi dem nañ ba convaincre yeneen 7 personnes yooyu léegi ñoom ñu intégré leen ñu dem liggéey ñu ci des ñu bàyyi leen ñi nga xam ne ñoo gënoon fës ñu ne leen ñooñu kenn du leen jël déjà loolu c'est pas du sérieux parce que tamit société bu dee yaa nekk ci dëgg doo toppaat ay travailleurs di leen neexal di leen def nii donc cela veut dire que ne ñoom ils n'avaient pas raison donc amuñu woon dëgg moo tax ñuy def loolu donc jugement bi affaire bi di retard ba finalement yàlla def jàmm parce que ñoom jotoon nañ leen proposer sax ne léegi mën nañ jëlaat 17 personnes bàyyi ñi des defe naa société boo amee dëgg am na loo xam ne doo ko def ok léegi actuellement ni nag li nga xam ne vraiment moom la ñu bëgg te di ko ñaan parce que tamit actuellement ni jugement bi le 21 mars donc li ñuy wax ci loolu mooy ministre damay jiite ci président de la république donc ministre du travail ministre des mines donc ñoo ñëpp vraiment nañu jàppale les sénégalais dañu jàppale ñii parce que c'est des pères de famille ñàkk seen liggéey nekk ay xale donc loolu yenewul maanaa nañ leen ci jàppale parce que tamit société munoo jóge ci àll ba nekk étranger ñëw bëgg a imposer sa loi loolu du loo xam ne xel mën na ko nangu donc sénégalais yi vraiment li may wax mooy état bi Macky Sall na jàppale sunu doom yooyu na jàppale sunu frère yooyu na jàppale sunu sœur yooyu xam ne dañoo sonn nañ leen jàppale vraiment ñu am dëgg parce que boo xoolee li ñuy wax fii yépp ni mu demee donc sénégalais la yoo xam ne dañu bëgg a tekki dañu bëgg seen njaboot tekki moo tax ñuy def lii parce que bu doon ñeneen munoon nañ jàpp li ñu leen proposé dañu yem foofu dem seen yoon mais bëgguñu loolu dañu bëgg dëgg la vérité moom la ñu bëgg donc nag li may wax mooy vraiment li ma waxoon rek mooy président de la république vraiment nañu jàpp ci loolu parce que ñu xam ne les travailleurs dañu war a am seeni droit donc l'état laay interpellé le président de la république laay interpellé donc nañu jàpp ci nii nañu jàppale ces sénégalais ba nga xam ne incha allah le 21 mars dinañ am ndam parce que tamit 2 ans dafa bari dem ci 3 ans donc nañ leen jox seen ndam nañ leen jox seen ndàmpaay nañ leen jëlaat ñu liggéey wala ñu jox leen li ñu leen war a jox parce que tamit c'est pas sérieux société jóge ca àll ba di ñu exploiter parce que boo xoolee les ouvriers sénégalais dañ leen di exploiter li ñu leen war a fay duñ leen ko fay te nga ne lii am foofu bu doon fii Europe la du demee noonu parce que doo ñëw rek licencier nit ñi non licenciement boo koy def dafa am foo koy teg dafa am ci base yu claire yoo koy teg waaw donc nag vraiment maa ngi encourager sunu mbokk yooyu sunuy frères vraiment yàlla jàppale leen ba le 21 mars incha allah ñu am ndam ok donc nag bu ñu mës a décourager te xam ne yàlla jeexul te incha allah danañ am ndam donc président de la république def ci li nga ci war a def